mbokk yi jërë ngeen def si ànd beeg Malikia TV daleen ak jàmm si seen émission yoonu naataange tey nag bile numéro dañ leen ko fas yéene defal ci ñaari partie ba ca njëkk daañu waxtaanee li nga xamante ne moo di wàllu élevage maa ngi ndindi élevage daañu ci ñëw buñ ca noppee daal di sikk waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo di waa IPAR initiative prospective agricole et rurale kenn ci responsable yi di soxna Yande Ndiaye mu ngi ñu fay xaar. yoonu naataange la ñu wax ñu topp yoon wi tey nag ñu am mbégte daagu ba fii ki nga xamante ne moo di Ndindy élevage am mbégte fekk si fi ki nga xamante ne moo di Alaaji Baba Niang Alaaji Baba maa ngi lay nuyu. ñu ngi leen di nuyu di leen fay waa Malikia TV ñu koy wax leeru Maodo di nuyu képp ku ñuy seetaan di wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim allahuma salli ala seydina muhammadin wasallim di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool ànd ak wér di ñaanal suñu wasila sëñ Abdou Karim Mbacké borom makarimal axla mu yàgg fi lool moom it ànd ak wér ak mbooleem kilifa diine di nuyu Sénégal yëpp di nuyu samay mbokk éleveur di leen dalal bu baax a baax macha allah. jërëjëf Baba Niang fi nga dooree am na solo nga wax ñu rek lan moo waral sa tànneef ci pigeon. waaw pigeon nag au début passion moo ñu ci dugaloon. mais li ñuy wax rek jaam ak pexe yàlla ak dogalam ñu dem ba tey mu nekk suñu gagne-pain mu nekk loo xam ni macha allah ci la ñuy dundal suñu njaboot yàlla def tey jii nii fépp fu ñu ku ñu dégg tey wala ku ñu xamanteel rek mun nañ ne à 90% ci àdduna bi pigeon yi ñoo ko waral donc mu nekk loo xam ni lu am njariñ la si ñun ñu bëgg ko lool it fas yéene ñaan yàlla mu may ñu sagoo buñ ci àggee gën cee mun a liggéey ngir représenté ci suñu dëkk fépp ci àdduna bi. ñaata at a ngi nii nga di ci yëngu. bon mun naa ne 4 ans ci ren. yàgguñu ci yàgg nañ ci. ndax métier moom mun nañ ne boo ci defee ñeenti at rek yàlla def na ni mun nga ci commencé am expérience donc bu ñu xoolee nag ci suñu mag yi nga xam ne ñoo ñu jiitu ci secteur bi mun nañ ne ñu yàgguñu ci ndax am na ci ay champion wax dëgg neex yàlla yoo xam ni. xam naa ni fii ci kanam dinañ leen nuyu ñoom yàgg nañ ci lool am na ñu ci def 25 ans am na ñu ci def 30 ans donc ñaan nañ yàlla romb leen foofu ci liggéey bi daal incha allahu rabbi. tey jii Ndindy élevage yaa ngi ci ñaata paire ci ay pigeons yoo fi yore. waaw Ndindy élevage nag dafa nekk entreprise boo xam ni entreprise de volaille boo xam ni yemut rek ci reproduction. dañuy def li nga xam ne exportation maanaam am nañ ci sous-région bi ay mbokk lu ci mel ni suñu frères maliens yi les burkinabés les togolais les waa Niger donc ma ci profito di leen nuyu de passage ñu nekk ñoo xam ni amal nañ ñu njëriñ lool donc dañ ci ànd liggéey boobu di lëkkaloo ceeg suñu benn naataango ñoom seen entreprise mu ngi tudd Zootrans ànd ceeg sama frère bu ñuy wax Abdoulaye Sare donc des fois mun nga fi ñëw nga fekk fi plus de 200 sujets des fois mun nga fi ñëw nga fekk fi 50 sujets mais l'essentiel mooy du quantité bi ci ñun. D'accord. mais qualité lañu gën a basé wu. liggéey ci qualité maanaam loo xam ni boo gisee pigeon bi di nga xam ni lii am na critère bi nga xam ni tey jii nii moom lañ ko homologué donc ñun loolu mooy li nga xam ni ci la ñuy gën a basé wu à chaque fois. Très bien. mais du quantité bi kese. parce que Très bien. actuellement bu ñuy xool ci kër gi li fi nekk ci pigeon. bon macha allah jéggi na dayo très bien kon entreprise sous-régionale. balaa may ñëw ci variété pigeon yi. dañuy taxaw ci li nga xamante ne moo di élevage bi ci boppam. ndax am na ay conditions yu mu laaj. gannaaw set beeg setal bi ci kaaf yi ñuy nekk. bu doon xar yeeg nag yi ñu ne léeg-léeg vétérinaire war na fiy jaar ngir saytu seen wérgu yaram. ndax noonu lay demee ci pigeon yi am déet. waaw pigeon yi de mun nañ ne dafa doon liggéey boo xam ni. moo tax bi nga may laaj sànq ma ne la passion d'abord moo la ciy dugal parce que mala la mënut waxal boppam. donc dafa laaj ay gët nga tiim ko di ko xool di xam li ko metti donc ñun lii dafa nekk suñu liggéey tey dañoo bàyyi lépp. dëgg la dañoo bàyyi lépp ñëw toog ci. di ci maanaam tarbiyu. waaw dina am nag des fois ay moment yoo xam ni du ñàkk parce que nit matalul lépp. dina am des fois fooy taxawee parce que di nga gis lu la jaaxal ci pigeon bi loo musta gis mais entre éleveurs ñun ñëpp ay mbokk lañ da ngay woo sa benn grand
laaj ko mu guider la donc nekk na mbir boo xam ni maanaam gët la laaj dafa laaj gët. donc surveillance bu am solo laaj tamit maanaam li nga xam ni toppatoo. vigilance bu mat sëkk parce que déjà pigeon yi rek endroit bi ñuy nekk dafa war a nekk endroit propre. waaw dafa war a nekk endroit. loolu mooy li njëkk déjà loolu mooy li nga xam ne moo njëkk te loolu. critère numéro 1. foog nga bëgg pour mun ko matale. waaw parce que effort physique. bu mag la laaj daf ci nekk. ku tayal mënoo ci yëngu. merci beaucoup lépp la daal dafa nekk loo xam ni maanaam dafa laaj temps daal. donc metti na mettiwul. parce que booy xool amour bi ci nekk. mënoo yëg mettit bi. dëgg la. booy xool amour bi parce que amour bi mooy li nga xam ni moo jiitu lépp. d'accord donc ñun amour bi lañ ci jiital moo tax gisuñu mettit bi. ci côté maanaam toppatoo bi ñu leen di def waaye gis nañ mettit bi ci beneen côté. waaw comme lu ci mel ni côté tey financement. très bien parce que tey y a beaucoup de jeunes. li tax sax ma koy souligner émission bi tur bi dafa am solo muy naataange. waaw yoonu naataange waaw tey y a beaucoup de jeunes sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi bëgg def dara. tey bu ñu xoolee agression yi am ci dëkk bi. parce que jeunes yi dañu xamut fu ñu jëm. te nag lii ñoom laa ciy woo suma mbokku sénégalais yi mes frères bu ñu am complexe liggéey dara gis nga liggéey bii. du liggéey bu nit di am complexe parce que tey nit a ngi xëy ci bureau mënut am salaire 1 million lii tey mun nga yeewu yàlla suturaal la nga xëy léegi nit ñëw dugg sa kaaf gis fa benn pigeon parce que amul prix. yoonu naataange la ñu wax dogguma la waaye la cay retombée économique daañu ci ñëw. ndax am na ñenn ñi nga xamante ne tey macha allah ñu ngi ciy tedd. di ci teralee di ci teralee macha allah. voilà xam nga lan moo waral loolu. waaw parce que dañoo nekk ci liggéey bi tarbiyu ko. gis nga yàlla suñu borom dafa nekk koo xam ne soxorut. lépp lu mu dig jaam rek da koy jox. dëgg la donc liggéeyal la wax liggéey boo ci nekkee rek moom dala ciy fekk si. sabablu dafa am solo donc looloo tax may woo sama mbokk jeunesse bi. ne leen bu ñu am complexe liggéey. élevage baa ngi fi mbay baa ngi fi. voilà. lépp a ngi fi donc nañ ci sóobu lépp luy jur koom mu am na Sénégal. war nañ ci mën a taxaw bu ñu xaar suñu nguur yi kese. ñoom it suñu nguur gi dinaa leen lancer message parce que. maanaam metti na élevage bi tey. su ma fi taxawee wax te waxuma. cherté bi nga xam ni am na tey ci aliment bi. waaw. cherté bi nga xam ni tey am na ci aliment bi. waaw damay juum. donc may sàkku ci état Sénégal gouvernement Sénégal ñu dimbali éleveurs yi. waaw parce que soxla nañ ko trop. ñu ñëw dimbali ñu wàññil ñu coût aliment bi. dimbali ñu ci côté maanaam ñu am ay matériel yoo xam ni sophistiqué na ba ñu mun ci liggéey loo xam ni tey tubaab bi bu indee sujet teg ñu indi suñ sujet teg duñ ko faale déjà ñu ni amuñu trop les moyens yi nga xam ni tubaab bi am na ko mais ay champion yu mag a nekk ci dëkk bi di liggéey loo xam ni tey tubaab bi liggéeyu ci. Baba ñu daldi taxaw rek ci li nga xamante ne moo di wàllu reproduction tey jii reproduction naka lay demee ci pigeon ñaata temps le pigeon bu jigéen bi di jël ba couver ba ñu mën a am cuuj bi. waaw loolu nag dafa nekk loo xam ni dina xaw a yéeme loolu nga wax ci. parce que pigeon yi dañoo ute des fois nga gis pigeon boo xam ni day ñëw sa kër. après accouplement 15 à 10 jours mâle bi nga gis ko mu commencé dàkk boo gisee ni mâle bi mu ngi commencé dàkk mooy femelle bi mu ngi waaj a teg donc bu tegee dina couver jusqu'à 17 jours ou des fois 18 bu tojalee 18 après mu continuer sexal doomam 1 mois après doom ji génn donc ñun dañoo am système boo xam ni moom la ñuy defee reproduction bu gaaw. d'accord parce que tey race yi par exemple bu ñu tegee. ñun dañ koy jël filer ko dem jox ko ay voyageurs. donc race bi bu tegee bu dee ci saison période normale bi. parce que dafa am ñaari période yu différent actuellement. ak climat bi am nii dafa xaw a tàng. donc day xaw a metti production bi da ngay gis des fois pigeon bi juddu dee wala mu manqué critères yi parce que day tàng wala quelque chose day am chaque jour benn manquement ci benn saison bi mais am na beneen saison boo xam ni par exemple bu fekkee ni pigeon bi mu ngi teg normal ngay filer chaque mois normalement war nga mun a filer pigeon bi 3 fois ci mois bi. d'accord donc loolu ci kaw ngay filer lay nekk mooy par exemple pigeon bi teg nga jël ko dem jox ko voyageurs yi couver le temps voyageurs yi du couver bu amee 10 jours da ngay gis pigeon bi moom dafay mâle bi day commencer waat nga gis 10 jours après day teg. d'accord donc on a plus de chance ci bu dee weer bu nekk mun nañ am 2 à 3 kii bu fekkee ni pigeon bi mu ngi teg normal te it loolu yëpp dafay laaj aussi ci pigeon bi
toppatoo bi ne ci moom ak maanaam wér gu yaram bi ne ci moom. ne ci moom ba noppi donc loolu yëpp da koy laaj daal. am na solo muy lu am solo te defe naa ne bari nga lool loo fi am ci ay variété de pigeon xam naa dañu lay dal di topp rek nga won ñu bu si ne ban xeet la. ci ay pigeon. ñu wéyal ba tey li nga xamante ne moo di visite bi topp rek Baba Niang mu wan ñu xeetu petax yi nga xamante ne am na ko fii ci Ndindy élevage. waa xeetu petax yi nag. waaw dañu bari lool. pigeon yi. ma jàppal la ko nii espèces yi waaw dañu bari lool macha allah donc munoo def yëpp. fii fi jot a nekk rek lañ leen di wan. lii bu ñuy xool voyageur la mais voyageur de couleur la. comme boo xoolee li gën a tax man ma téye leen ci cage bi. c'est pour filer. mooy li ma lay wax sànq pour gaawal sama reproduction. mais teewul tamit des fois doo am loo leen filer ñoom da nga leen di reproduire. ndax ñoom ñooy ñooy dundalaat seen bopp. ñoom ñooy dundal kër gi ñooy dundal seen bopp ci jur gi. donc ñoom loolooy seen njariñ ñoom it. lii mooy pigeon mondain. c'est race pigeon la boo xam ni bu njëkkoon pigeon de chair lañ ko classé woon. mais tey jii nii mun nañ ne ci pigeon d'ornement yi la bokk. parce que tey pigeon bu rafet la pigeon la boo xam ni macha allah pigeon bu nit ñi bëgg la. très bien waaw bu client yi bëgg loolu macha allah. waaw dañ la koy faral di laaj. dañ koy faral di laaj te dañ koy bëgg lu bari sax lu bari du ñum sax. actuellement tollaguñu fuñ ci produire li ñu bëgg dëgg. lii mondain la encore. mondain la mais couleur différent la. waaw par rapport ak bii ma lay wanoon sànq. bii rouge la. boo xoolee couleur bii. ak couleur bi ma la woon sànq ute na. d'accord donc moom it mondain la. waaw ñoo nekkaat nii ci suuf. waaw couleur yi tamit ute nañ. bii couleur bu weex la. très bien voilà moom boo xoolee nii ñoom gis nga. lii moom it pigeon mondain la mooy li ma lay wax rek daf ci am race yoo xam ni du man sama bopp produire ma leen. mais des fois da ngay dugg ci say mbokk éleveur jëndaat. waaw jëndaat boobu ngay def mooy waral des fois nga ñëw fii du suñu sujet kese nga fiy fekk. mais it buñ àggee ñu ngi dina la wan li nga xam ni ñu ñoo koy liggéeyal suñu bopp mu nekk lu spécial. macha allah waaw. famille maa ngi seen ay mboq ak. waaw yu demee noonu lan lay dundee. waaw pigeon nag grain lay dundee. par exemple lii mun nañ ne ay grain lii lu ci mel ni mboq la xam ngeen ko. waaw lii petit pois la. lii dugubu basi dugubu suuna. bon gerte. bari na kii yi muy dundee daal. ay gàncax yoo xam ne maanaam loo xam ne ci suuf lay jógee ñoom moom la ñuy gën a dundee. ñun Sénégal li may wax saa su ne rek dafa am lu ñu réere dafa am ñaar yoo xam ni moo ŋànk àdduna muy élevage ak agriculture. am solo ci yoonu naataange. am solo lool ci yoonu naataange. aussi ñu am benn problème ñu dañoo yéex a yeewu nous les Africains je dis. dañoo yéex a yeewu. parce que lii yàgg na fi. mais daanaka maanaam bu ngeen xoolee tey nit ñi yeewu gi ñu ci yeewu léegi ak bu njëkkoon ute na. dëgg la donc ñu ngi gëm ni nit ñi fii ak 2 ans ci kanam ou 3 ans ci kanam dina gën a am doole nit ñi dina complexe bi dina gën a deñ moo tax sànq ma la doon wax ne la damay woo samay frères sénégalais samay frères africains ne ñu gën a ñëw ñu liggéey Afrique ndax fii nii macha allah yàlla mu ngi ñuy dimbali suuf si nangu na climat bi baax na. géej gi yaatu na. macha allah muy lu ñu suñu borom baaxee. yàlla moo ñu ko baaxee. mu nekk mbir yoo xam ne tey dëkk bu ci jàppandu ala kulli xaal di nga demal sa bopp. mu ngi noonu. kon damay woo jeunesse bi yëpp. ñi mën a dem ci mbay mi nañu dem ci mbay mi. ñi mën a dem ci élevage volaille nañ dem defi élevage volaille ñi mën a defi bétail ñu def ku ci nekk rek nga am ci loo jàpp loo xam ni dina tax tey agression yi wàññi ci dëkk bi. très bien. dina tax tey yu bon yu bari ñu fiy dégg ci dëkk bi tey mu denc fii xeetu ñaawteef bi parce que li ko waral yëpp lenn la ñàkk ci loo jàpp ak ñàkk loo def. ñàkk loo jàpp am jot. voilà bu ñu xoolee tey nit ku nekk boo amul ci loo jàpp rek jot daf lay yomb. te tey bu ñu xoolee. waaw bu suñu nguur yi dimbali woon jeunes yi jox leen ay espace ñu bay ñi nga xam ni dañuy def élevage ñu jàppale leen côté matériel jàppale leen côté financement
parce que fii ma taxaw di wax waxuma fi pour suma bopp rek damay wax pour képp ku nekk ci élevage parce que ñoom samay frère lañ. man ak ñoom ñooy mayante xaalis jàmm la ñu yéenante donc lii may wax damay lancer message le gouvernement Sénégal ñu ñëw dimbali seen askan dimbali jeunesse bi Sénégal bi ci suuf dafa sonn te Sénégal bi ci suuf tey mooy dundal Sénégal bi ci kaw. kon il est temps ñu jàppale ñu élevage bii nii ak agriculture bi ak pêche bi ñun moom la ñu am parce que suñu état tey dimbaliwuñu ci dara. di ay secteurs yu am solo si suñu bëggee jëmale réew mi kanam macha allah te yoo xam ni secteur yoo xam ni li ma la wax rek réew bu ci jàppandu rek da ngay demal sa bopp. da ngay demal sa bopp. gis ngeen jóge nañ ci suuf ñu ngi fii si kaw dañuy daal di topp rek ki nga xamante ne moo di Baba Niang bu Ndindy élevage mu wan ñu li nekk ci kaw itam. fii bu ngeen xoolee. waaw pigeon texan moo fi nekkaat tamit. moo fi nekkaat ñoom it boo xoolee ay naissance lañ ay bébé yu soog a juddu lañ. ok voilà lii pigeon beauté allemand lañ koy wax. beauté allemand beauté allemand woo moom it macha allah. pigeon bu taaru la. pigeon bu client yi bëgg la tamit ñu produire wuñ ko. mais dañ koy jënd it ci suñuy mbokk éleveur rek di ko faral di jaayal comme ni ñu leen koy waxee waaye mu nekk moom it pigeon bu rafet bu gars yi bëgg sax ma ci profité waale di nuyu sama benn xarit boo xam ni ñoom. club lañ ci am muy Birane Sène waa club beauté allemand bu Sénégal moom ma koy nuyu moom it macha allah mu nekk ci champion ak petit. beauté allemande day wuy na turam ndax macha allah rafet na rafet na rafet na macha allah boo xoolee tambour de Grèce la. waaw tambour de Grèce. waaw tambour de Grèce. dañoo nekk ay race pigeon yoo xam ni macha allah dañu taaru lool. ok waaw ñoom it. dañoo nekk race boo xam ni ñu ngi nekkuñ ni ci la ñuy liggéey. dañoo am benn client buñ ko jaay. ñun ñoo ko jënd jaayaat ko suñu benn client. parce que li ñuy wax rek nit ñi dañuy contacter fu ne. macha allah donc des fois macha allah amuñu ñu sujet sax yi ñuy laaj. mais pour yaatal suñu liggéey. waaw dañuy daf ñuy jaral lu ne dañuy dugg fépp ba amal la. li wutali leen ko. macha allah parce que clients yi ñoom macha allah ñoo ñu tax. yéen ñoo leen fi bàyyi. voilà ñoo leen fi bàyyi gannaaw passion bi ngeen am ci élevage bi. voilà lii Autriche la mais yu ndaw lañ. day dem ba day ëpp lii macha allah ñoom it li may wax rek dañ fay jaar yu war a dem lañ. ok parce que fii day xat ci ñoom bu ñu demee tey ba màgg benn bi rek fii day xat ci moom. donc du pour fii quoi mais comme dañuy faral di yóbbu. waaw ñoom looloo leen fi bàyyi actuellement. waaw comme dañuy jënd jaayaat rek. ok donc looloo leen fi faral di indi des fois. dafa am ci suñuy clients yoo xam ni ñoom lañ ko jëndal. donc comme li ma lay wax rek yemuñu rek ci reproduction. dañuy def wàllum exportation ak importation. donc lii dafa am suñuy clients yu nekk ci sous-région bi ñoom la ñuy faral di ko jaay. li tax nag ñun ñu am accès mu accessible ci ñun. njukkal gi grand Malick Saltigué lañ koy delloo. macha allah mu nekk un grand modèle. koo xam ni Sénégal képp kuy yëngu ci élevage mun naa ne amal nga ko njukkal macha allah. pionnier la ci. macha allah loolu lu kenn dul naatable la mu nekk nit bu wàcce boppam. man loolu mooy li gën a tax ma naw ko macha allah. xàmmewul ku ndaw xàmmewul ku mag. ñëpp la yemale. dama ne kii Sénégal dañ ko amee ni kon grand. très bien ñu ngi lay ñaanal nga gën fee yàgg bu baax a baax gën a jàppale élevage Sénégal macha allah kon coucou à Malick Saltigué ñu di la sargal bu baax. am na fi yeneen façon yoo xam ne seen cousin la. ñu xoolee lii ay émo la ñoom cousin wu Autriche lañ. ok ñoom moo ko ay Autriche ay cousin lañ. bu màggee mais Autriche moo koy ëpp. moo koy gën a njool moo koy gën a kii mais macha allah moom it lu. Emma moom njëkk li mu ngi toll si ñaata. waaw bu dee bu toll ni yu ndaw yi ñu ça dépend. ci prix bi ñu koy amee rek. mais des fois ñu jaay entre 400 ba ça dépend daal ci njëkk li nga xam ne ñun moom lañ koy amee. ndax du ñun ñoo ko fiy dugal. waaw donc fañ koy fekk njëg ba mu fay jar rek ñun ci loolu lay dépendre li ñuy jaayaatee. gars yi bu ñu ko xoolee dinañ faral di gis ci yenn vidéo yi ñaari ginaar yi ñuy boole ñuy xeex. waaw xeet yi la ay ginaaru xeexkat lañ. tur bi nga ne tur bi chamois. d'accord. yeneen yi ngeen di gis nii c'est des couples voyageurs fii moom. fii mooy Bango. ok fii mooy Bango fii la ñuy former soldats yi bébé yi bu ñu juddoo. fii lañ leen di bàyyi gis nga bu ngeen xoolee yi ngeen gis nii yëpp macha allah ñu ngi toog ci ay bébé. ci ay nen. ndeysaan. parce que fii lu raas yi di teg. fii laa koy indi sànni ko fi. fii lañ leen di yëkkatee bañ toll niñ toll après ma génn leen dem boxe leen sama cage yi may jaay ma jaay. donc fii mooy Bango macha allah fii la soldat yi nekk. fa la ñuy tàmbalee sama benn grand moo koy wax bu muy nuyu de passage Sidi Lo. macha allah muy un champion ci élevage moom tamit. macha allah moom ci moom laa faraloon di dégg wax ji nii. ndeysaan. bon fii bu ngeen fi duggee. waaw yéen fekkaat yeneen race yoo xam ni xaw nañu différent par rapport ak yi ngeen fekkoon ci suuf. ci mel ni lii
kii doo ko téye doo gis formam. lii la mel. waaw lii mooy pigeon poule maltais. poule maltais. voilà pigeon poule maltais. benn maltelote moo ko importé woon Birmanie. donc mu nekk sujet boo xam ni macha allah. nit ñi bëgg nañ ko lool boo ngeen xoolee pigeon bu bizarre la. ñii ngay xoolee nii rek dafay dàq femelle bi pour mu dem toogi ci boolam parce que dafa war a nen. voilà donc mu nekk pigeon bu nit ñi bëgg. macha allah bii mooy femelle am. bii mooy femelle am. d'accord donc ñii maa leen juddule mais parents yi laa jëndoon importé. macha parents allah yi maa ngi leen jëndee woon France. sama benn xarit moo ma ko fa jëndaloon. sama benn mbokk éleveur. waaw donc ma produire ci ñu nekk ni mu nekk pigeon yoo xam ne nag macha allah dañ ma ci sollicité bu baax sax. nit ñi bëgg nañ ko te it nekk na lu gaaw macha allah ci marché bi. ndax formam bu bizarre macha allah. te it bareegul ci marché bi. waaw mu nekk pigeon bu rare tamit parce que dafa nekk pigeon boo xam dafa laaj ay critères. ku gis bi xeetu bind sax war a yéemu ci kéemtaanu suñu borom subhanahu wa taala allahu akbar macha allah ñoom bu ngeen di xool race yi dañu bari. looloo waral sax ngeen fekk fi yenn yi nga xam ni tey ci la ñu concentré wu di ci liggéey. très bien voilà kii moom suñu race bu ñu bëgg la. waaw kii bu ngeen xoolee. pigeon king la. waaw. pigeon mooy king waaw xam naa ni kenn du ko présenté. comme son moom mooy buur bi waaw comme son nom l'indique moom. pigeon c'est king le de roi couleur jaune voilà. bu ngeen xoolee kii tamit king la. mais couleur yi bu ngeen xoolee c'est un peu différent. xaw na wutee waaw voilà kii grizzly bleu la couleur bu différent la moom tamit bu nit ñi bëgg lool macha allah. couple voyageur. donc voyageur couleur lañ. bu ngeen xoolee kii couleur andalu la. andalu éleveurs yi ñoom xam nañ ban xeetu couleur la boo xam ne macha allah. pireem jéggi na dayo ci yenn races yi lool. waaw jéggi na dayo lool ci voyageur bi sax xaw na tane waaye bu ngeen ko fekkoon ci ay mondain ak ay king moom. amaana na bu ñu waxee prix yi sax nit ñi dinañ jàpp seen gémmiñ. mënuñoo dugg ci kaaf bi ba génn ñëw xool kaaf gi sax laay wax ba génn te waxtaanee wu ñu wàllu njëg. petax lu muy jar tey ci marché bi paire ñaata. waaw laaj nga ma question bu am solo. ndax des fois damay waxtaan ak yenn ci samay xarit sama ñenn naataango yi. waaw dañuy ñëw laaj ma benn couple pigeon su ma leen waxee prix ñu jàpp seen gémmiñ. par exemple tey couple poule maltais bii. waaw bu fi nit duggoon amaana na fay ma ci 400000 du ma la ko jaay. ndax lan couple bii bu ma ci fayal 500000. mooy bii couple bii noir bi ak tigre bi maanaam ñoom seen doom. waaw damay jaay de jusqu'à 250000. des fois sax dafay dépasser ça dépend ci pigeon bi fi nga xam ni âge boobu laa ko jaayee ci loolu lay dépendre donc dafa nekk mbir yoo xam ni amul prix fixe boo xoolee tey ci monnaie am na ci couple yu jar jusqu'à 1 million ci couleur ah oui waaye des couleurs monnaie am na ci couleur andalu mooy comme li ma la wan léegi ci voyageurs yi waaw am na ci ay opale waaw yoo xam ni seeni prix waaw maanaam macha allah jéggi na dayo ci marché bi très bien donc am na 750 000 am na lu ne prix fixul pigeon ça dépend ci éleveur bi li nga ko fekk moom muy yar li nga ko jëndee ak temps bi mu ciy def donc ñun suñuy pigeon fii les prix varient am na yu jar 400000 am na yu jar 300000 am na yu jar 100000 am na yu jar 150000 am na luy jar ba 10000 mooy yi nga xamante ne dañu koy faral di def ndawal ci kër yi même yooyu dañ koy am dañ koy faral di am mais loolu bariwut ok mais ci suñuy projet incha allah bokk na ci ñu def ay pigeon yoo xam ni pigeon ndawal kese lay nekk moo koy tax a jóg nii tàmbali nañ ci ñu ngi ci yaatal ndànk-ndànk di ñaan yàlla it mu may ñu kàttan ak tal buñ ko àggalee incha allah ci suñu sag ndax ni ñu ko waxee am na jeeg yoo xamante ne dañu ko bëgg di bégalee seenu borom kër kon ngeen bàyyi leen xel ci li nga xamante ne ni moo di ci njëkk yi nga xam ne da ngeen koy am incha allah dinañu mooy li ñuy wax rek njëg li moom waaw du dépendre sax si éleveur bi kese mooy sànq li ma doon wax gis nga am na yoo xam ni buñ ñu ko tegee du ci ñun rek lay metti mais day metti sax ci client bi day am répercussion répercussion ci mbir boo xam ni maanaam kii jënd si day metti ci moom ndax bu njëkkoon da nga daan am couple voyageur à 10 000 francs maintenant tu peux plus avoir un couple de voyageurs bu normal à prix boobu ndax lan dund bi ngay dundalee say jur dafa cher donc il faut que ñoom it ñu jàppale ñu ngir yëf yi mun a wàcc ci marché bi nit ñi mun ci jariñoo parce que tamit bu dul sax au delà sax de féexal gi muy féexal sa xol ku xam pigeon xam ni mu baaxee ci doomu aadama ci santeem lu ci mel ni muy mayee fer donc am na solo it ñu wàññi ñu njëg yooyu ngir ñu gën a mun a yokk yëf yi ba ñëpp mun am accès ci ndawal boobu nga xam ne du yem rek ci taaral
mais day yem aussi ci ku ci bëgg jëfandikoo faju nga jëfandikoo ko faju. waaw waaw. ngeen xoolee kii par exemple dafa yor ay bébé. ok. am naa ñu wan nit ñi bébé yi. waaw ñu gisaale ko. voilà ñu gisaale ko. bu ngeen xoolee nii lii. ay naissance la. ah macha allah. voilà lii bii seen doom la. ok dama leen ko filé woon ñaar lañu woon. benn nen bi moo baax. donc ma tegal leen beneen nenu beauté. lii beauté allemand moom ngeen fekk noonu ci suuf. waaw benn beauté bu fi jaaroon la nen fi doomam moo nekk nii. donc ñii ñoo ko yëkkati gis nga kéemtaanu suñu borom. li ñuy wax rek. da nga leen koy delloowaat. voilà bu ngeen xoolee mala. ñoom dañuy gis doomu jàmbur sax. toppatoo ko yëkkati ko jàppee ko kon seen doom. juruñu ko mais bu ngeen xoolee ñoo koy toppatoo ba màgg. ah macha allah donc lii am na solo njàngat la. am na solo. am njàngat la bu ngeen xoolee élevage. waaw su ñuy wax ne ku koy def munoo soxor. dafa am lu tax. dëgg la parce que da ngay nekk ak sa borom macha allah. waaw ñii dañoo nekk loo xam ni. ku nekkut ak ñoom munoo xam. da ngay xëy di gontu ci li nga xamante ne nii. yaa ngi ciy gis foo tollu kéemtaanu suñu borom. saa su ne lépp kéemtaanu suñu borom la ndax da ngay xool rek da ngay nekk ak sa benn mala 7 at nga xëy bés mu daanu. waaw ne dàll wow koŋ. nga jël ko def ci kees yóbbu sànni amatul benn njariñ. nga xam ni yow nit bi sax bés noonu ngay def. nga xam ni kon boo ci nekkee faaw nga kennal suñu borom. mu ngi noonu. lii donc benn mbir la woon bu ñu leen ci doon wan rek bu wane ni nit ñi war nañu gën a jàppalante. am na solo gën a mun a dimbalante ci côté lépp. koo jur koo jurul. am na solo voilà lii njàngat la woon buñ ci doon wane. da nga leen koy delloowaat. waaw dama leen koy delloowaat ñu continuer waat seen sexal. jéego voilà bu ngeen xoolee même chose. moo nekk fii ñii c'est des naissances. ok ah ñooy màgg nii. waaw ñii. kii doomu ñii la. mais gis nga ñii ñoo leen toppatoo. waaw waaw. waaw bu ngeen xoolee pigeon yi buñ juddoo. waaw ñun dañoo am ay bague de reconnaissance. c'est des bagues yoo xam ni Ndindy élevage lañ ci bind. ak suñu numéro de téléphone. waaw donc mu nekk loo xam ni pour suñu sujet fu mu dem ci àdduna bi. ñooñu xam ni lii ñu ngi ko liggéeyee Sénégal Ndindy élevage borom ki ko liggéey numéro ma ngi nangam bu ñu la soxlaa dañ lay mën a contacter. waaw léegi am na aussi beneen bague. lii bague de reconnaissance la. waaw kii bague bi mooy wane pigeon bi ban année la juddu. pigeon yu juddu ci année bi. couleur actuelle 2022 bi. c'est couleur noire. 2022. 2021 ñu ngi woon ci blanc. pigeon mën naa dund ba ñaata at. waaw pigeon nag dafa am espérance de vie moom wax dëgg macha allah. di nga gis pigeon boo xam ne mën na dund 10 ans. des fois sax da koy dépassé. macha allah donc macha allah mala la boo xam ne am na espérance de vie lépp rek dafay durer. ci toppatoo bi nga xam ne moom nga ko yor parce que mala. foog nit ñi bàyyi xel ni bakkan la yor rek comme nit ki kay sàmm. yow nit bi sax yow li ngay sàmm sax xamoo yow moom luy jiitu. donc da ngay waslu àq rek. donc ñoom nekk nañ loo xam ne bu ñu amee toppatoo bu baax rek macha allah mun nañ yàgg ak yow. ndax fii ci kër gi am naa pigeon yoo xam daanaka def nañ fi 4 ans lu ci mel ni lii wala 5 ans. waaw macha allah donc macha allah donc bu ci mel ni couple bii ñoom macha allah couple bii bu ngeen xoolee yàgg nañoo ak man. couple voyageur la mais couple bu ma bëgg la macha allah parce que bi may tàmbali sama liggéey. ñoom ñoo nekkoon samay soldat ñoom ci ñoom laa doon liggéey macha allah ñoom laa doon filé bokk na li ma gën a dimbali tey jii nii ba ma gën a mun a yokk fii parce que ñoo doon yëkkati cuuci macha allah. ñi di say porte bonheur kon kon ñoom ñooy sa ay porte bonheur. voilà samay porte bonheur. très bien li ñu desee ci ay minutes bariwul xam naa dañ koy jagleel rek wàllu ndimbal gi jóge ci état. ndax yéen a ngi yëngu ci wàllu import export di def importation ak exportation ana ban taxawaay la état taxawee ngir jàppale leen. waaw ndeem am na. éleveurs yëpp a sonn. éleveurs yëpp a sonn macha allah buñ koy wax nag du sonn bay génn di ñaan wala dara. waaw mais soxla nañ tamit suñu gëdd ci dëkk bi parce que buñ nee élevage du élevage bétail kese. élevage volaille da cee am wàll. donc ñun dañoo am loo xam ni économie dëkk bi dafa am lu ñu ciy dugal. parce que chaque jour rek bu ñu dee 8000 éleveur bu ne boo yeewoo am na kenn ku dëkk ci sous région bu téye xaalisam pare nga jaay ka donc loolu day doxal économie dëkk. donc soxla nañu ay këyit. këyit yoo xam ni maanaam dinañu mun a yombalal suñu bëggee tukki mën a dem représenter suñu dëkk ci foire internationale yi. voilà parce que dafa am solo. te it ñu dimbali ñu li may bamtuwaat ñu wàññi coût aliment bi cher na te it dañuy faral di yóbbu mala yi dañuy soxla ay këyit yoo xam ni maanaam des fois dañuy sonn pour am ko
te loolu du yoon. waaw loolu du yoon parce que ci dëkk bi lañ dëkk di liggéey sàccuñu defuñu lu anormal kon nañ ñu dimbali suñu nguur gi. te defe naa doon ngeen ñu nga xamante ne yéen a ngi wàccoog la leen war mu di fayum taxe ak lu ni mel. ñu ngi koy respecté normal. parce que tey mala yii nii bu ci nekk rek boo ko waree génn dëkk bi di nga dem uti ji këyit yooyu mayuñ la ko. waaw bu ci nekk tey boo ko waree génn dëkk bi di nga fay. oto bu dem. oto boobu day fay mu génn. donc ñu ngi participer bu baax ci économie dëkk bi kon ñu yoon la. suñu ministère dimbali ñu muy ministère de l'élevage xool lu ñu wàccee ci éleveurs yi xool li ñu soxla ñu waxtaan ak ñoom ñu dimbali éleveurs yi. parce que foofu la àdduna toll. nit boo amee ay dëkk boo amee ay jeunes ñuy liggéey bëgg avancer seen dëkk da ngeen leen di jàppale mais pas toog rek di leen seetaan. war ak mu demee benn côté yëf yi dafa war a nekk loo xam ni ku ci nekk da nga cee war a gis sa bopp ndax waxuñu ministre élevage yu diw dañ ne ministre de l'élevage bu Sénégal la kon képp kuy sénégalais rek war na ci mën a bénéficier wu. gis ci boppam bu baax. voilà donc nañu dimbali jàppale waat ñu ci ay financement taxawuñu ci ay matériel yu sophistiqué jox ñu espace bu ñu gën a mun a liggéey ngir mun a yóbbu suñu dëkk ci yeneen anam yu gën a taaru daal macha allah. jërëjëf Baba Niang bu Ndindy élevage maa ngi lay jaajëfal amoon mbégte wax sa kër yow bi lay waxtaanee wàllu volaille. waaw alhamdulilah waa Malikia TV di la gërëm bu baax soxna Oumou Khayri di ziar suñu caméraman monsieur Pierre. di sant bu baax a baax. waa Malikia TV ci seetsi bi ngeen xam ni seetsi ngeen ma ko ba ma mun a wane tey li nga xam ni moom laay liggéey macha allah ndax du man maay éleveur bi gën a mag Sénégal mais xëj na yàlla suñu borom moo def ngeen ñëw ci man tey am na ñeneen ñoo xam ni yàlla mun na def ngeen mun a àgg ci ñoom di ngeen fa fekk amaana na leneen lu leen di sax gën a yéem ndax élevage dafa yaatu donc di ñaanal Sénégal jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj di ñaanal suñu kilifa diine suñu kilifa aada yi di wax ak jeunesse bi ñu gën a conscient dellu ci liggéey ndax liggéey rek mooy fay liggéey mooy doxal dëkk di ñaanal sama yaay bu baax a baax mu yàgg fi ndax ci ndigalam sax laa taxawee fii di wax di ñaanal sama mag bu jigéen di ñaanal sama soxna macha allah ndax jàppale na ma lool ci liggéey bi ma nekk di ñaanal sama famille di ñaanal samay xarit ànd naa ci ak samay nawle macha allah ñu jàppale ma ci bu baax am na ñoo xam sax du ma tudd seen tur mais maa ngi gërëm ñëpp daal di sant te di rafetlu bu baax seen émission bi di yoonu naataange di ñaan képp kuy jeune buy liggéey rek bés ñu seet si la nga mun a génn li ngay liggéey di ñaanal yàlla mu musal ñu ci cat làmmiñ musiba ak balaa barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax merci jërëjëf Baba ma teg ci nag di gërëm sa ay xarit ku si mel ne Lay Sare ak Mouhamed di itam samay xarit nga xam ne ñoo ma xamale ak yow yombalal ma lool liggéey bi te bi ñu fi ñëwee itam macha allah teeru nga ñu wan nga ñu li nga xamante ne moom ngay liggéey ñu am ci mbégte lool mbokku téléspectateurs yi ñoo ko gisandoo lii lañ leen andiloon ci première partie bi jagleel ko wàllu élevage plus exactement li nga xamante ne moo di volaille gis ngeen Ndindy élevage li nga xamante ne loolu la fi yor ci ay pigeon ak yeneen xeetu mala ñuy kontaan di am mbégte waaye léegi dañuy dal di rek dem fi nga xamante ne moo di IPAR initiative prospective agricole et rurale ni ma leen ko waxee soxna Yande Yaay mu ngi ñu fay xaar. mbokk yi xarit yi ñu dellu jaajëfal leen ci topp ngeen topp seen télévision Malikia TV ni ñu leen ko waxee ni ki sànq ñu ngi ci seen ñaareelu pàccu émission yoonu naataange ñu ci dalal nag ni ñu leen ko waxee ñi nga xamante ne ñoo di waa IPAR kenn ci ñoom ñoo mbégte jàkkaarloog moom mu di soxna Yande Ndiaye bokk ci ñi nga xamante ne dañuy saytu fii ci IPAR wàllu gouvernance foncière soxna Yande maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay soxna Oumou di nuyu auditeurs yëpp yi ñuy suivre. jërëjëf tey jii soo ma doon présenté li nga xamante ne moo di kuréel gi di IPAR loo mu ci mun a wax ñu tàmbalee ko. IPAR daal ci tënk kuréel boo xamante ne ci gëstu lañ ko gën a xam parce que dañu bëgg lépp loo xamante ne ñu ngi koy dem ci mbirum doxal ñu sukkandiku ko ci li ñuy wax ay données ay firnde yu wóor donc ñun ci loolu la ñuy gën a yëngu
mais nag ci li ñuy yëngu dafay am juróomi pàcc. mel na ne li nga tudd sànq mooy mbirum suuf ak li mu àndal mbirum agriculture ndax ku wax suuf di nga wax béy wax tamit li ñuy wax emploi des jeunes mooy nañuy fexee ba ndaw ñi mën a am xëy di liggéey am na tamit li nga xamante ne jamono moo ko waral muy li ñuy wax changement climatique mooy changement yi ñu am ci jaww ji tàngoor gi mooy jur am na beneen thématique tamit bi nga xam ne dañ ko tuddee ODD mooy li ñuy wax objectif de développement durable ci tënk daal IPAR ci loolu lay nekk di yëngu mais tamit ci gëstu bi ñuy gëstu dañuy fexe ba li nga xamante ne dañ koy jukkee ci gëstu bi ñu mën a dem ba def li ñuy wax le débat wala le débat politique mën a influencer li ñuy wax nag fa ñuy jël fa ñuy nase ak fa ñuy noccee résultat suñu liggéey ñu fexe ba mu mën a génn daal di influencer décideurs yi bu ñuy jël ay décisions ñu mën ci sukkandiku. mu doon lu am solo bokk na si itam li nga xamante ne nii di ngeen ci amal ay gëstu mu di wàllu gouvernance foncière rawatina nag genre et foncier tey jii ana lan moo tukkee ci yooyu la gëstu. waaw parce que IPAR ci liggéeyam rek comme dañuy nekk di gëstu ci mbirum gouvernance foncière dem nañ ba gis ne ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi ak jigéen ñi am nañ ci ay jafe-jafe yu am solo. ndax ku wax jigéen ak suuf rek xam ne ay jafe-jafe moo ko lal ci loolu la IPAR daal di ne man dinaa beral loxo ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi ma daal di nag xóotalaat mbir mi pour xam lan mooy jafe-jafe ak yan moo mën a nekk solution bi pour que jigéen ak suuf xaw a am ay changement. waaw ci noonu ñu gis ne jigéen ñi bari nañu lool ay jafe-jafe wàllu accessibilité laa bëgg a laal foofu gis nañu ne dinañ am ay problèmes yu mag léeg-léeg sax dañuy jaaree ci ay GIE te bu dee góor ñi du leen si fekk ban taxawaay la IPAR mën a andi ngir gën leen ci dooleel. waaw parce que bu yàggul rek am benn at bi weesu am nañ fi benn programme bu am solo buñ fi amoon. boo xam ne jukki nañ ko ci ñetti at ci ñetti gox ci biir dëkk bi di mel ni commune Ross Béthio commune Darou Khoudoss ak commune Toubacouta ñu ànd see ak suñuy partenaire CNCR ku mel ni CRD moo ñu ko financé woon li nga jukki sànq mu mel ni jigéen nan la ñuy fexe ba jotin suuf si seen groupement gëstu nañ ko te jotinum suuf boobu mu ngi gënoon fës ci commune bi ñuy wax Ross Béthio mais gëstu bi lu mu wone mooy naam ci la ñuy gën a sawar pour jox jigéen ñi suuf mais nag joxalin ba dafay am ay gàllankoor parce que yenn saay dañuy jël groupement boo xamante ne dafay bari ay jigéen ñu jox leen suuf su ndaw ma jëlee exemple li ñuy wax union des groupements de Ross Béthio boobu union boobu bi ñu ko xaymalee nekkoon na lu ëpp 2 junni jigéen mais bu ñuy doon xaymaan seen jotalinu suuf mu ngi doon toll si 200 hectares yu toftal xam nga boo jëlee 2 junni jigéen nga jox leen lu toll ni ay hectares yooyu buñ ko séddoo dafay néew. mais limu dafay néew déjà jotalin bi mais am na beneen gàllankoor mooy que ne en général tamit suuf suñ leen di jox dafay xaw a sori dëkkuwaay bi parce que bi ñu xaymaa suuf sa fa mu nekkoon ak dëkkuwaay bi fi mu nekk rek romb na ay juróom-ñaari kilomètres nga xam ne jigéen buñ fa bëggee dem dañuy obligé jël ay oto dem ak a wàcc souvent yéegum oto beeg bëgg a transporter matériel dafay am problème beneen aspect bi mooy sori na ndox mi. pour nga jële fa ndox diggante fi suuf si nekk ak fa ndox ma nekk dafa jafe beneen bi moo xorom si tamit dafay gën a lekk donc mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne gëstu woon na ko ci mbirum jottali jigéen ci wàllum groupement naam ñu ngi koy pratiquer mais gàllankoor yi tamit bëri na si. yoonu naataange la ñu wax lépp lu nga xamante ne dafay defar wala di gàllankoor yoon wi dañu koy waxtaanee dañuy faf taxaw ci li nga xamante ne tudd nga ko léegi muy wàllu ndox mi doon na lu doon jafe-jafe lool ci ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu bay ak sàmm sax. dëgg la ndaxte surtout ci mbirum mbay parce que toujours damay waxaat insister waat ci expérience bi ñu jot a am bi ñu demee ci Toubacouta bi nga xamante ne jigéen ña accompagner nañ leen ba lu ëpp 100 jigéen. jot ca suuf surtout nag ñu fekk fa maire boo xamante ne Pape Dianko dafa nekk duñ tuddee maire champion parce que dafa gën a sensible ci côté jigéen ñi. joxoon na jigéen ñi suuf mais boo xoolee ba ñu defee ay gëstu tamit am na suuf su bari jigéen ñi liggéeyuñ ko parce que suuf sa tamit dafa xaw a manqué ndox. ni mu amee jafe-jafe tamit ci baykat yi noonu na amee jafe-jafe ci sàmmkat yi et ñu jàpp ne tamit. gëstu yi war nañ gën a xóotal te nañuy def ba nga xamante ne sàmmkat bi ak béykat bi dinañ ko defal li ñuy wax facilité à l'accès à l'eau parce que nekk na benn ressource boo xamante ne mënoo wax mbirum mbay wala mbirum suuf rek bàyyi ko gannaaw parce que ñoom ñaar ñoo ànd.
ñoom ñaar ñoo ànd kenn mënu leen tàggale leneen lu ñuy ñëw itam mooy li nga xamante ne moo soxal wàllu mbay mi ak production bi dem ba ëpp mujjee nag ci mbalit mi loolu dafa doon lu nga xamante ne baykat yi dañ koo joytu ni ki bërki démb rek ñu ngi wax fu mel ni Notto-Gouye Diama fii nga xamante ne mooy yeneeni zone bari na loolu lu nga xamante ne lu mel ne soble ñu ngi ko fay bay waaye fa ñuy mujj mooy di ko tuur loolu ndax jàpp nga ne mën na méngoo ak li nga xamante ne moo di koom-koom naataange ndax gis nañu njiitu réew mi xam nga ko mi ngi doon woote ne nañu jëfandikoo li nga xamante ne moom la ñu fi bayee. waa defe naa ne loolu tamit question bu am solo la surtout ci jamono gii ñu toll nga xam ne dañuy wax naan autonomisation en matière alimentaire mooy ñu fexe ba assurer tamit li ñuy wax sécurité alimentaire loolu bu ñu gën a sukkandiku vraiment ci consommer local dina ci am solo parce que bi nga ko waxee béykat yi dañuy béy ba pare duñu mën a écouler production locale yaakaar naa ne état war na ci gën a taxaw ba fexe nan lay fexe ba béykat bi mën a am li ñuy wax accès au marché parce que boo jaayee nga mën a jot ci marché mën a écouler sa production mais aussi gën a insister nan la ñuy appuyer béykat yi ci ay matériel de conservation à longue durée par exemple bu dee soble bi dañu ne 3 mois ñu fexe ba ñu mën leen jàppale ci ay outils ak ay moyens ba nga xam ne mën nañ dem ba 6 mois beneen affaire mooy nan lañuy accompagner tamit producteurs locaux yi ba ñu mën a transformer tamit le produit parce que transformation bi tamit da ciy am solo mais bu loolu weesoo tamit ñu war a mën a développer beneen esprit citoyen vers le consommer local ndax yaakaar naa boo gisee dëkk yi nga xamante ne dañoo développer te rawul mooy ñi nga xamante ne parvenir nañu li ñu mbirum agriculture ñu taxaw si ba nga xamante ne population bi ñu ngi ciy yëngu mais lépp lu ñu mën a produire li ñuy soxla pour consommation ñu mën koo jël ndax bu ñu jëlee rek ci production ceeb boo jëlee qualité ceeb bi ñu produire Sénégal ak ceeb bi nga xamante ne c'est importé dafay wute parce que da ngay gis ne consommer local bi boo ko lekkee ci ngay gën a wér mais ci ngay gën a consommer lu tax ci ngay koy gaaw a digérer lu tax tey mënuñu inciter sénégalais bi à ce que balaa ñuy importer ci ceeb ñu lekk ceeb bi nga xamante ne moom lañ fi béy te li fexe woon ci Covid 19 bi mooy mbas mi weesu woon defe naa ne war nañ ci tirer ay leçons. ndax boo seetloo ba ñuy def distribution alimentaire dañu jël ceebu importé di ko distribuer te yaakaar naa c'était le moment pour ñu gën a jël ci production locale distribuer ko population. bay ci sa wewu tànk. waa kay mu ngi noonu beneen exemple bi mooy bi nga xoolee liñ ci tuur soble période boobu bëri na. pourquoi subvention bi demutoon tamit jël oignon local bi distribuer ko au sein des familles yaakaaroon naa ne loolu beneen alternative boo xam ne mënoon nañ ci. gën a inciter mu doon ko buy jur sax benn politique boo xam ne day tax ñu inciter consommer local mais aussi gën a jàppale le producteur. te yemul ci soble bi ndax gis nañu ne gerte bi léeg-léeg ñu bay ba noppi ñu ne baykat yi nangam ngeen di jaayee duñu ci ànd mu jur coow lu rëy fa ñuy mujjee du leen neex gis nañu ne chinois yi sax ñëw nañu wàllu yaan si IPAR dafay faral di faciliter yenn ci ay doxalin loolu noonu ana ban taxawaay ba tey ngeen ciy am. IPAR yaakaar naa ne depuis mbas na ba mu ñëwee ba tey dafa gën a investir ci thématique nan lay fexe ba consommer local ñu gën ko valoriser nan la ñuy def ba tey ñu mën a jàppale ki nga xamante ne moom la ñuy wax agriculture locale yi surtout nag li ñuy wax l'agriculture familiale ay gëstu yu bari yëngu nañ ci yaakaar naa sama collègue yi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci thématique boobu ñu fi toogoon tey dinañ gën a leeral mbir mi parce que am nañ ay gëstu yu dul jeex yoo xamante ne tey IPAR jukki na ko te ñu ngi nekk ci ay débat instant bi poser question bi xool nan nañ ko ñuy fexe ba ñun suñu résultat nguur gi mën ci jot ba mën ci sukkandiku ba mën a changer ay politique am. jërëjëf soxna Yandé Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax amoon mbégte jàkkaarloog yow waxtaanee lépp lu nga xamante ne dafa soxal wàllu mbay ba ci wàllu sàmm ba itam li nga xamante ne moo di genre et foncier ngeen def ci liggéey bu am solo mu di ay gëstu ak yeneen ci taxawaay ñu di leen si jaajëfal. di jaajëfal bu baax ki nga xamante ne moo di docteur Cheikh Oumar yombalal ñu lool bi la jotaay itam waaye mbokki xarit yi duma fàtte équipe de production bi nga xamante ne tey ñoom bunge woon ma jiital ci Ibrahima Papa Ndiaye moom dama koy daldi off ki nga xamante ne moo di Alassane Diallo itam ñu jaajëfal ko ci logistique bi jërë ngeen jëf yoonu naataange yeneeni bés beneen numéro yeneeni gan jaajëf